salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi leen di ziar seen serviteur Clédor Sène moo bëgg am benn waxtaan bu gàtt rek ak yéen ci événement yi nekk di déroulé wu Sénégal. yéen a ngi fàttaliku temps ci gannaaw bi ñuy modifier loi bi nga xam ne mooy modifier code pénal ak code de procédure pénale ñun jéem nañ ci def le maximum de bruit parce que dañu jàpp ni loi la boo xam ne li ko tax a jóg mooy bayoone tënk ñi nga xam ne ñooy taxawal Sénégal, ñi nga xam ne ñooy lancer alerte, ñi nga xam ne ñooy jàkkaarloog nguuru Macky Sall di bañ dictature bi nga xam ni moom la bëgg imposer Sénégalais. kon directu tey bi du ñu mën a sax xaare parce que je crois que ñuy dugg après dinañ ko mën a partager wala ñu seetaan ko de façon différée. Donc mois yi passé dañu dugaloon benn projet de loi Assemblée nationale buy modifier code pénal ak code de procédure pénale pour restreindre liberté yi nga xam ne moom la ñu démocratie jox Sénégal depuis tout le temps, mooy liberté de manifester, liberté fësal sa opinion, et cetera et cetera. Mais ñu dëxañ ci 15 dispositions yoo xam ne dañ ko criminaliser ba noppi fas yéene ko acté comme terrorisme. Donc te code de procédure pénale ak code pénal prévoir na tous les types de délits possibles et imaginables yi nga xam ne moom la nit mën a commettre fii Sénégal, y compris donc le terrorisme. kon tey jii bu ñu bëggee assimiler liberté de manifestation, délits liés aux nouvelles technologies de l'information, loolu sax dafa vague. bu ñu bëggee permettre ay juges ñu déglu ñu suñu téléphone pendant 4 mois sous prétexte rek que seen xel dalul si ñun, loolu ay atteinte la grave à nos libertés. léegi li xew lan la bokk na ci arsenal boobu justement le délit de destruction de biens appartenant à autrui, destruction de biens appartenant à autrui ak yeneen 15 délits yi nga xam ni ku ko def yëpp yoo xam ne ay délits la woon, léegi dañ koy àtte crime. mën nga ci am 5, 10 ba 20 ans de prison, mën nga ci tëdd aussi sa giiru dund. donc dañ koy yéegal ci àtte terroriste. léegi dafa am lu xew suñu frère Assane Diouf dafa nekkoon ci tali bi, benn oto foncé ci kawam te moom déjà dafa amee tànk, waratul gaañu ci tànk, mu esquiver oto bi dóor ci pare-brise bi, pare-brise bi fet parce que pare-brise mënoo ko dóor mu xelleeku comme seetu buy toj parce que verre bu dëgër la. noonu mu am coow digganteem ak borom oto bi ba xale yi ko wër, parce que moom il est aimé, dafa am ay fans, bëggoon na néewal doole borom oto bi. Assane moo leen calmé, moo tax jàmm am foofu ba moom borom oto bi ñu saafonte gindeekunte ba kooku baal ko yàqu-yàqu bi mu ko yóbbee ba problème bi jeex. kon ñaari citoyen yooyu amuñu benn problème. ca gannaaw ga le police ñëw woo Assane Diouf daal di koy yóbbu tëj ko garde à vue. mais procureur moo soxla Assane Diouf pour destruction de biens appartenant à autrui. kon fi mu nekk nii ñoom li ñu namoon ci seen loi boobu, c'est-à-dire ku yëngu ñu tëj,
ku wax ñu tëj loolu la ñu nekk leen ma appel moo doon dugg loolu la ñu nekk di exercer fi mu nekk nii parce que nit ki nga xam ni porté wul plainte moom moo yàqule léegi procureur jéggi ni moom léegi moo koy digaale ak Assane Diouf moom moo koy atte parce que convoqué nañ ko suba mercredi pour mu taxaw devant la barre ñu atte ko pour destruction de biens appartenant à autrui et ce autrui là porté wul plainte porté waanul plainte kon tey jii état du Sénégal mooy topp Assane Diouf état du Sénégal bi nga xam ne moo tuumaaloon Assane Diouf ni terroriste la États-Unis ba ñu indi ko fii état boobu moo tëgg ay loi pour mën a atte ku ko neex ku def destruction de biens appartenant à autrui ku ko neex mu tuumaal ko mbirum terrorisme donc te loolu sore na lool ak mbirum terrorisme parce que léegi coups et blessures volontaires sax dañ ko criminaliser mën nga ci tëdd sa giiru dund wala 5 10 ans 20 ans kon dëkk bi mu ngi jëm ci ay dérives yoo xam ne buñ ci jógul léegi ci kaw ñépp lay dal parce que problème bi du problème mu Assane Diouf du soutien à Assane Diouf gis ngeen au mois de février mars ni ñu bëggee woon néewal doole Ousmane Sonko ba ñëpp gis ni opposant la ñu bëgg a bâillonné ba ñi ànd ak Ousmane Sonko ñi bokk ak moom gis-gis ak ñi bokkul ak moom gis-gis yëpp jóg def benn say xeex loolu ba état bi dellu ci gannaaw lu mel nii la ñu wékk ci Assane Diouf parce que seen loi boobu biñ koy voté waa nitu dëgg valeur ak coalition citoyenne le peuple man Dambo ñoom Mansour guddi googu daanaka nelawuñu parce que ñoom Abdou Karim Gueye ak ñi mu àndal ñoo dem assemblée ñu jàpp leen guddi gi ñu bàyyiwaat leen ñu dellu place de l'indépendance ñu jàppat leen torturer leen ba le lendemain matin ñu doog leen a bàyyi ba ñu defoon benn conférence de presse daal di ci addu ca booba ñoom comprendre noonu nañ dangerosité loi boobu nga xam ne moom la ñu jàllale assemblée nationale boo xam ne day fel suñu àq ak suñu yelleef daf ñuy jëmee ci dictature boo xam ni kenn waxu ko kon tey jii bu ñu gis ni problème mu Assane Diouf la problème mu liberté ak démocratie la parce que Assane Diouf benn citoyen porté wu ko plainte procureur moo yàkkamti appliqué seen loi bu bees bi code pénal ak code de procédure bu bees bi ñu soppi pour teg ko ci kaw Assane Diouf te loolu ndorteel rek la parce que ca booba ba ñu doon alerté dañu ni woon personne n'est à l'abri parce que ces lois sont liberticides te ñun ñii ñëpp ñu ngi nekk sous le coup de cette loi là donc jàppoon nañ ci ñoom Guy Marius Sagna Maïmouna Bousso manifesté woon na ak ñeneen yu bëri ñoo xam ne plateau télévision yi fexe nañu ba ñu defoon ko un débat public pour ñu waxtaanee léegi nag première jurisprudence bi ñu bëgg a appliquer ñu ngi ko bëgg baal leen ma ñu ngi ko bëgg a appliquer ci Assane Diouf bi nga xam ne bañ koy indi Sénégal dañ ko tuumaaloon terroriste tey jii ay yoon teg nañ ko loxo ci lu dul dëgg bii nag da cee gën a fës parce que léegi bii directement état moo ko attraire en justice directement procureur moo ko ni suba mercredi ci suba tribunal Pikine na ñëw taxaw ñu atte ko ndax li mu yàq yëfu jàmbur bi nga xam ni moom portéwul plainte jàmbur bi nga xam ni moom portéwul plainte saafonte na ak Assane ba retrouvé wunte Assane protégé na ko ba xale yi daluñu ci kawam tey jii procureur moo wëlbatiku ni day topp Assane Diouf ci yoon pour destruction de biens appartenant à autrui léegi loolu ci dëkk bi crime c'est-à-dire chambre criminelle bu njëkk bàlleen bu njëkk cour d'assises lañ doon wax
mais loolu mooy tey chambre criminelle c'est-à-dire pour loolu nga yóbbu ci nit chambre criminelle dafa jéggi dayoo loolu dictature la te amul benn doomu aadama bu porter plainte contre Assane Diouf donc c'est l'état direct par le biais du ministère public parce que procureur la ñuy wax ministère public ndax li mu fi nekkal état kon procureur boobu ci coobare boppam moom moo fas yéene kon donc état moo fas yéene jàmmarloo ak Assane Diouf mi nga xam ne gis ngeen ko fan yi muy def investissement citoyen ci koñam di réparer ay caniveaux yoo xam ni dafa yàqu ay tali yoo xam ne dafa yàqu ba à sa suite préfet ak waa AGETIP ñëw foofu di xool di nemmeeku naka la ñu mën a defaree foofu defar bu gën a yàgg bu gën a baax kon moom déjà action citoyenne am boobu am na jeexital ba préfet ñëw foofu xool ak ay équipe technique ñu ñëw foofu xool kon ku mel noonu exemple la joxe boo xam ne ndaw yi dañ ci war a jox roy mais aussi état bi daf ko war a soutenir dans son action citoyenne et non di ko réprimer di xaar mu am problème ak benn nit boo xam ne portewul sax plainte pour mën ko woo ci yoon loolu nag du ñu bett parce que mois de mars man mii Assane Diouf ak Guy Marius Sagna dañuy tuumaal ki nga xam ni dalay sosal dalay tuumaal dalay fenal bu amee del tol ni tarfatal ay na ci yow da ci ngoy léegi bu fekkee ni Assane Diouf discours bi muy tenir contre autorité état yi moo leen metti mais nañ ko attaqué ci loolu nañ ko adressé ci loolu mu leer mais bu ñu porox ndollu ci benn problème boo xam ne c'est un faux problème bu mu am ak benn citoyen boo xam ne defu ko problème porté wul plainte réglé nañu seen problème état warul profité ci loolu pour régler ay comptam ak koo xam ni da ko mere donc je disais que mois de mars ñun dañu tuumaaloon ni ñu association de malfaiteurs Assane Diouf li muy def ci koñam bienfaiteur la taxawaayu bienfaiteur la taxaw ci koñam parce que mu ngi peinture ay école mu ngi defar ay tali mu ngi def ay actes citoyen ak ay investissement humain yoo xam ne ci coobareem ci dooleem ci alalam ak ci ay relation maanaam waa koñam ci la koy def ci la leen di orienté léegi nag xeex gi ñu koy xeex mën na ko orienté ci leneen tamit moo tax état dafa war a def très attention parce que lii du jàll tuumaaloon nañu donc association de malfaiteurs tuumaal ñu provocation aux crimes et délits ci loo xam ne Assane yëgul ci nul Guy Marius Sagna yëgul ci nul tuumaal ñu création de mouvement insurrectionnel maanaam mouvement boo xam ni dafay taal réew bëgg jalgati nguur gi wala jàllar bi nguur gi fi nekk loolu ay tuuma yu tegul fenn la yoo xam ne dañ ko tegoon suñu ndodd kon ñooñu ba léegi bàyyiwuñu ñu ngi xool lu ndaw luñ mën a am ci bépp nit goo xam ni yaa ngi taxawal Sénégal pour fàggaagal ko pour xañ ko liberté kon tey ji ñoom dañu taxawaayu buur boo xam ni dañuy jël seen këyit bind ay loi yu leen neex pour teg ñu ko ñun donc ku woote manifestation bu fa bant dammee yow ñu ñëw jël si la tëj la sa géeru dul wala 10 ans wala 20 ans loolu fu mu mës a am Sénégal yokk nañu dund gi cher na ñu ni kenn du ko fi wax kenn du autoriser manifestation bu ko defee gannaaw bi président Macky Sall dafay tournée politique dans tout le Sénégal propagé fi delta bi ñuy wax feebar boobu nga xam ne mu yàlla baax na sax mu ngi wàññeeku mais dafa coïncider ak tournée politique am boobu mu defoon ba noppi ni nit ñi léegi dinañ leen seere dund gi dina metti kilo yàpp dina jar 5000 6000 te kenn du ko wax diwlin suukar dana yokk te kenn du ko wax courant ak leneen yëpp dina yokk te kenn du ko wax ku jóg ñu réprimer la gis ngeen ñi doon manifester contre la vie chère brutalité bi ñu leen opposé kon tey jii damay woo bépp citoyen sénégalais bi nga xam ne Sénégal moo la ñor te sa àq ak sa yelleef danga ko fonk nga taxaw bañ lii nag mooy bañ a seetaan Assane ñu fàggaagal ko jàpp ni problème mu Assane Diouf la gis nga niñ ko defee woon ci Sonko ñun ñëpp ñu mànkoo jàppale ko parce que dañu jàppoon ni problème mu liberté ak démocratie
noonu la ko ñëpp war a defee ci Assane Diouf affaire bi du question wu défendre Assane Diouf mën nga bañ a bokk ak moom gis-gis mën nga bañ a bokk ak moom jubluwaay politique mën nga bañ a bokk ak moom même ci doxalinam mais pour le principe de liberté de démocratie bi nga xam ne moom la ñuy défendre loolu ñoo ko bokk ñun ñëpp même état-major politique yi sax dañu war a prononcer wu ci cas bi dañu war a soutenir Assane ci cas bi parce que Assane lu mel nii bu dalee ci n'importe quel homme politique moom taxawaayam dina ko mati kon lii du problème bu benn citoyen mise en œuvre modification code pénal ak code de procédure pénale boobu la ñu bëgg a mettre en œuvre ci kaw Assane Diouf mi nga xam ni dañ koo yepp parce que même buñ koy jël si këram sax dañ koy jël si ak brutalité yàq fa gaañ fa def fa loo xam ne ñeneen ñi dañ leen di convoquer tout simplement donc loolu lu ñu war a mettre un terme donc may yëgal citoyens yëpp yi nga xam ni c'est des combattants de la liberté ni Assane Diouf suba lañ ko convoqué tribunal d'instance de Pikine mu nekk Guédiawaye booru Canada pour atte ko ci loo xam ni amul kenn ku ko porter plainte lu dul procureur moo ni da koo soxla te dina ko atte parce que dóor na loxoom ci pare-brise jàmbur buy dem oto bu ko bëggoon a fiir te kooku porté wu ko plainte saafonte nañu ba nekk ay xarit ndax Assane aar na ko ba xale yi néewuluñ ko doole téy na xale yi ba violence amu fa donc fi mu nekk nii procureur moo bëgg a régler problème am ak ñun ñi nga xam ne ñun ñooy taxawal Sénégal donc képp koo xam ne taxawal Sénégal moo la ñor war nga taxaw ci bésu Assane bi nga xam ne dañ ko bëgg a néewal doole suba tribunalu Pikine parce que procureur képp moo ko woo ci li mu tegul fenn ci chef d'accusation yoo xam ne dañ ko yéegal ci àtte terroriste dañ ko criminaliser maanaam chambre criminelle lañ koy àttee donc day doon ay peine yoo xam ni yu diis yu jéggi dayoo parce que sànq doomu aadama bi lañ ci jub kon lii dictature la boo xam ne ku ko nangu ñu teg la ko dagan na mais ku ko nanguwul aussi ba xeex ko xeex boobu ci yoon nga ko teg parce que yoon may na la nga xeex sa àq ak sa yelleef kon loolu moo jot fi mu nekk nii nañ ko bañ a def benn problème doomu aadama encore une fois mën nga bañ a ànd ak Assane politiquement mën nga bañ a ànd ak Assane ci doxalinam mais liberté ñëpp a ko bokk dafa am ay combat de principe yoo xam ne bu jotee patriote yëpp a ci war a retrouver wu ba ñu conquérir loolu ba pare ku nekk nag dem sa côté ku nekk dem sa chapelle ku nekk doxal sa doxalin mais dafa am loo xam ne bu jógee ci ñun ñëpp lay dal kon suba ñu ngi xaar lan la état bi nam par le ministère public te ministère public mooy procureur le maître des poursuites lan la état nam ci ñun parce que du ci Assane Diouf ci ñun la gis nga coalition citoyenne le peuple avant ñuy arrêter Sonko defoon na benn conférence de presse alerte ni bu ñu paree ci Sonko ñun ñu nekk ci table bi ñun ñëpp ci la ñu jëm on croyait pas si bien dire parce que ay fan lañ ci teg man ak Assane ak ñoom gii ñëpp ñu jël ñu yóbbu ak ñoom Abass Fall ak ñeneen ñoo xam ne ragal nañ ni bu ñu nekkoon ci biti xëy na affaire yi gën a tar arrestation préventive léegi nag comme tuumaaloon nañu ay tuuma yu tooy xepp ay sos laa war a wax te mënuñu ko woon a jëmmal ci yoon parce que pression populaire bi sax moo tax ñu lâché mais sinon dañ doon forcer defal ñu association de malfaiteurs création mouvement insurrectionnel provocation ak crimes éthiques léegi nag ñu ni léegi loi bi dañ koy soppi ci anam boo xam ne ku ñu bëgg sànq la loo mën ci def maanaam boo dóoree sa rakk sax koo blessure volontaire gaañ ko yow mën nañ la àtte terroriste bu leen neexee kon tey jii Assane Diouf amul plaignant son plaignant c'est l'État du Sénégal État du Sénégal dafa bëgg sukkandiku ci benn incident mineur bu am diggante Assane Diouf ak benn citoyen boo xam ne porté wu ko plainte pour attraire ko en justice
atte ko yàqal ko tëj ko. waaw man de suba incha allah dinaa ñëw teewee loolu ba xam fu wànnante di muccee ak ay gëtëm ba noppi lépp lu mënti am ñun dinañ ci tirer ay conséquences parce que nguur gi dafa mel ni daf ñuy bëgg ommat ci ay combat yu inutile daf ñu bëgg ommat ci fitna bu mën a ñàkk daf ñu bëgg saxal ci ñuy conquérir suñu ay liberté maanaam pour ñu mën a dund tranquille mais imaginez-vous yokk dund bi ba mu cher kilo yàpp xar 5200 6000 ñu ni kenn du ko wax génnee seen ay char génnee seen ay forces de l'ordre ñuy dal ci kaw nit ñi di brutaliser nit ñi ci dëkk boo xam ni dëkku démocratie la am na liberté de manifestation loolu dafa inacceptable moo tax képp koo xam ni liberté ñor na la war nga taxaw ci mbiru Assane Diouf mi nga xam ne suba ci suba la ko procureur bëgg a atte ci loo xam ne amu ci benn plaignant amu ci benn plainte mais état du Sénégal ci boppam moo ni dafay atte Assane Diouf te yàqalul état dara parce que bu doon destruction de biens appartenant à l'état sax ñoom dinañu légitime pour poursuivre mais lu destruction de biens appartenant à l'état à autrui la te autrui porté wu plainte procureur nee na moom mooy poursuivre action publique bi nañu xool suba nu wànnante di mujjee ak ay bëtam donc lii moo doon raison wu live bi ma doon def nii parce que man gëj naa communiquer mais lii l'heure est grave et il faut que nit ñi xam ni l'heure est grave parce que lii du loo xam ne dañ ko war a bàyyi mu jàll Macky Sall moomul nit ñi procureur moomuñu nit ñi ñooñu ay simple nit lañu actuellement am na ay dossiers yoo xam ni waroon nañ cee gën a def yitte comme Bougazelli bi nga xam ne mu ngi nekk di wax à tort et à travers ay position politique am ci koo xam ne dañu ni woon daf feebar ba tax ñu bàyyi ko te njombe bu mu def mu ngi fi ba léegi député yi ñuy tuumaal ay passeport diplomatique ñu ngi xaar ba xam lan la yoon di décider ci ñooñu donc ñi nga xam ne dañu détourner suñu xaalis de façon flagrante président de la république 700 et quelques milliards yi mu wax ni da koy auditer yi ñu def ci mbënd mi ñu ngi xaar xam fu mu jëm waaye moom tamit ci boppam 1000 milliards yi ñu ko joxoon ci Covid bi nañu wax tamit fu mu ko dugal moom ak Mansour Faye liñ ko ci jox ñoom ñëpp kon ci yooyu la ñu soxla taxawaayu procureur ci yooyu lañu parce que yooyu alalu Sénégal lu concerné Sénégal yëpp la mais un citoyen et un autre citoyen bu am problème réglé ko àlam ñaam lu ci yoonu procureur kon loolu abus la abus d'autorité la abus de pouvoir la boo xam ne ñun dañu war a taxaw bañ ko kon suba incha allah la ñu woo Assane Diouf tribunalu Pikine mu nekk côté Canada tribunal d'instance su Pikine donc nañu xool nu wàññante di mujjee ak ay bëtam donc maa ngi yemale waxtaan bi fii salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu